moo namm ci man ma am ay daraja yu kawe lool araada an anal minhu jaa wan akoona shafi'an fi qawmi ma nekk koo xam ne yàlla sunu boroom ci ndimbalam ak kéemaanam dana jaarale ci man luy tax xeetuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaare ca amuk mucc waaw wan akoona xaadiman fi daw mi yàlla sunu boroom itam jagleel ma li nga xam ne moom la ñëpp doon wut muy nekk surgëb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeykatam bi gën a mag liggéeyal ko ci biir liggéeyal ko ci biti liggéeyal ko ci xolam liggéeyal ko ci nit ñi liggéeyal ko ci jëfam liggéeyal ko ci mbindam liggéeyal ko ci jaam ñi de façon générale yàlla sunu borom moo namoon man ma doon kooku ba tax ñu naan ko xadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag la culture dans sa dimension ou le grand Magal de Touba dans ses dimensions culturelles eh bien appelle à une transcendance de l'aspect purement événementiel du jour. Le jour, rappelons-le, célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal vers le Gabon avec des ennemis contemporains qui à l'époque étaient représentés par le pouvoir colonial. Mais rappelons-le, ce départ en exil en même temps célèbre par Cheikh Ahmadou Bamba la victoire de l'islam de façon globale, la victoire des âmes pures de par la lumière céleste, la victoire de la paix devant l'agressivité, la victoire de la piété devant l'ignorance, la victoire de la science et du savoir devant l'ignorance dans les ténèbres des gens qui ne voulaient pas que l'islam soit retenti par la meilleure ou la bonne connaissance des textes dans leur applicabilité sur le terrain et dans la vie de tous les jours. Voilà donc le sens de ce grand jour qui pourtant, rappelons-le encore une fois, célèbre le départ en exil, c'est-à-dire le début des épreuves que Cheikh Ahmadou Bamba devait endurer au nom de l'islam, au nom du prophète, paix et salut sur lui. Il choisit, lui Cheikh Ahmadou Bamba, non pas la fin des épreuves pour en faire un jour de fête, non. Il choisit le début des épreuves. C'est là un exemple éloquent de sa foi inébranlable, de sa foi donc inébranlable devant Dieu, devant les ennemis, devant le peuple du monde entier. Parce que simplement, il savait que quoi qu'il advienne, eh bien sa détermination, sa dévotion, son engouement pour le bien et son rejet du mal allaient au-delà de toute contingence mondaine. Et voilà pourquoi, dès le départ, il choisit le jour du début des épreuves pour en faire jour de fête. Alors, oui, rappelons-le, le départ en exil est un creuset de valeurs culturelles en même temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ce plateau bilingue français-wolof avec Serigne Khadim Seck pour revenir donc sur toutes ces questions fondamentales liées au Grand Magal de Touba dans ses dimensions culturelles. Qui dit culture dit aussi coutume. Qui dit culture dit pratique. Qui dit culture dit aussi croyance, croyance populaire, croyance innée, croyance religieuse. Mais quand on parle de culture en relation avec le Grand Magal de Touba, évidemment, on ne peut s'empêcher de ne parler que de façon exclusive de culture dans sa valeur de foi islamique. Voilà ce qu'il faut comprendre donc à travers les dimensions culturelles du Grand Magal de Touba. Alors, Grand Magal de Touba, jour de fête. Mais jour de fête qui, dans sa valeur absolue, est beaucoup plus dans une compréhension de reconnaissance à Dieu. Car le cheikh lui-même, quand il recommandait le Magal, avait dit « Je recommande à tous ceux qui se réclament de moi et pour qui le bonheur se justifie dans le mien, de se joindre à moi dans l'action de grâce que je rends à Dieu
pour les innombrables bienfaits qu'il m'aura accordés au service du prophète, paix et salut sur lui. Donc, faites, oui, mais faites dans la piété et l'adoration de Dieu. Faites, oui, mais faites dans l'action de grâce à rendre à Dieu par la piété, mais faites aussi dans la réjouissance. Alors, quel est le timbre? Quelle est cette marque de haute facture qui donne un coup de boost et de push à la culture dans la célébration du Magal de Touba? Bon à savoir, le Magal est un événement de rassemblement donc et de monde, rassemblement de peuple, rassemblement de culture en même temps et donc d'échange. Donc les valeurs et les dimensions culturelles du Magal de Touba reviennent à comprendre le Magal comme étant déjà un prétexte d'échange culturel, un prétexte de vivre ensemble dans sa vocation du bien, un prétexte de représentation de la valeur islamique de l'échange et la solidarité, mais aussi un prétexte de la reconnaissance de l'être humain. L'être humain, comme le dit le Seigneur dans le Coran, est l'émanation de cette lumière céleste sécrétée par Adam, mais qui aura été créée par Dieu lui-même. Donc, de façon tangible et fondamentale, l'être humain est par essence un être de lumière. Donc, de ce point de vue-là, et à ce titre-là, il mérite à tout point de vue respect et entretien. Voilà, l'élément fondamental qui nous pousse à dire forcément que oui, le Grand Magal de Touba a une valeur culturelle, d'échange, de solidarité, de retrouvailles, mais aussi de partage. Dieu dit dans le Coran, Innamal mu'minin ikhwatun. Donc, les musulmans sont tous des frères, donc parents. Fa aslihu bayna akhawaykum, faites en sorte que votre parenté se justifie dans la bonté, dans le bien, dans l'assistance, dans l'échange, dans le partage, dans la piété de façon absolue, de manière à ce que chaque être humain ait l'intention de faire en sorte que son prochain vive dans le bien. Voilà la valeur absolue de mais le Grand Magal de Touba dépasse les frontières de l'islam. Oui, il est de façon profonde enclin dans les rythmes de l'islam, dans les rites de l'islam, dans la profondeur de la pratique islamique, oui, mais il gît de façon exponentielle, de par l'assistance providentielle du Seigneur, de par sa miséricorde, de par sa clémence infinie. Ce Magal-là gît comme de l'éclair qui arrose les peuples du monde entier de bonheur. Alors donc oui, il dépasse les frontières de l'islam, même si ses racines sont dans l'islam de façon approfondie. Alors le Magal de Touba regroupe des millions d'êtres humains. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Que partagent-ils en commun pour être ensemble dans un seul lieu, une seule localité, venant de tous les horizons du monde? Que partagent-ils? Ils partagent la paix, ils partagent le bonheur, ils partagent la piété, ils partagent la quête de l'agrément de Dieu, ils partagent le courage du savoir, ils partagent le besoin de quitter les ténèbres de l'ignorance. Ils partagent la fierté d'être un humain digne dans la dignité d'essence. Ils partagent l'absolue confiance en Dieu. Mais ils partagent aussi cette confiance-là placée en cet homme de Dieu, Cheikh Ahmadou Bamba, qui aura sacrifié toute sa vie durant peuple, qui aura sacrifié toute sa vie durant richesse, qui aura sacrifié toute sa vie durant familiarité, qui aura sacrifié toute sa vie durant sa personne, son être, son peuple, sa terre, sa communauté, au service du bien, au service de l'autre, au service du prophète, paix et salut sur lui. Quelles sont les dimensions donc culturelles de l'islam? La dimension qui rend à l'être humain son essence, la dimension qui rend à l'être humain sa dignité, la dimension qui rend à l'être humain sa capacité à surmonter les obstacles par la piété, la dimension
qui fait comprendre à l'être humain que de façon fondamentale, le prochain est son frère. Alors, comment faire pour vivre ce magal-là? Eh bien, c'est revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de se souvenir de l'objectif fondamental qui aura poussé le pouvoir colonial à pourchasser, on va dire, si le mot est fort, oui, mais c'est le mot, à pourchasser chez Ahmadou Bamba. Cette dimension, donc, est une dimension qui rappelle la valeur du sacrifice de l'être humain pour le bonheur de l'autre. Et pourquoi donc avait-il ciblé chez Ahmadou Bamba? Le 5 septembre 1895, au conseil privé de Saint-Louis, le conseil privé décida d'exiler un homme de Dieu seul, sans armes, sans compagnon, dans la paix. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, disait-il, il voulait que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. De quel enseignement s'agissait-il? Voilà la question. C'est l'enseignement du bien devant le mal. C'est l'enseignement du pardon devant l'agressivité. C'est l'enseignement de la piété devant l'ignorance. C'est l'enseignement de la valeur de la bonne conduite morale. C'est l'enseignement du respect devant son prochain. C'est l'enseignement du retour aux sources islamiques. Mais en fin de compte, c'est l'enseignement du bonheur depuis l'intérieur. Parce que le bonheur, c'est le fait simplement de vivre la lumière céleste de par son essence ultime et authentique à travers la vie de tous les jours avec les autres. Eh bien, ce bonheur-là, ça ne peut se vivre que depuis l'intérieur, le cœur. Et donc, un cheikh est venu. Pendant que le peuple vivait dans la dèche, pendant que le peuple vivait dans la domination coloniale, un cheikh est venu, seul. La mission de redonner à l'être humain sa valeur d'antan. La mission de rassembler les gens autour de l'essentiel. La mission de donner force, courage. La mission de faire disparaître les peurs. La mission de faire disparaître les complexes. La mission de faire comprendre à l'être humain que oui, il était à ce titre-là un être digne. Ceci dérangea. Ceci perturba le pouvoir colonial qui finalement décida d'exiler chez Ahmadou Bamba. L'exilé avec oppression. L'exilé avec épreuve. L'exilé avec tentative de liquidation physique et morale. L'exilé pour faire disparaître donc cette ambiance de vie collective à travers la culture islamique. Aujourd'hui, plus de 100 ans après, nous nous retrouvons ici à Touba, dans la communion, dans la culture, dans la paix, avec un soubassement purement spirituel, dans la piété absolue. Voilà donc le sens du Grand Magal de Touba. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce plateau avec Serigne Khadim Seck. Serigne Khadim, ñu ngi lay ziar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yaa ngi tëjee ci wax, yaa ngi am plaisir de partager plateau bi ak man. waaye yaakaar naa ne lii ni ñu koy faral di waxee le plaisir est partagé mais plus que partagé voilà jërëjëf ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte lool ci ni ko murid yi di faral di waxee dafa mel ne yoor-yoor gi ci la ñuy yëg màggal gi dëgg-dëgg ci lay xéewal yi di yureeku ca dañ koy jëmmal macha allah. ca tey ñu war a waxtaane culture ca loolu yaakaar naa ci biir culture bi lay dugg ndax culture murit la bernde yi xéewal yi colin gi waxin wi doxalin wi melokaan yi yooyu lañ bëgg a campe tey ndax nit dafa am ku baax ko waxoon ne yaakaar naa Cheikh Abdoul Ahad la suñu royukaay bu màgg boobu dafa waxoon ne nit mu am dara te xamu ko mu ñàkk ko xam ko wuti ko moo gën ci moom waaw kon li ñu am dañ ko war a xam nekk ñu ci ay caaxaan dañu nekk ci lu wér xam nga dafa waxoon nit ne di nekk ci loo xam ne da lay ñàkk a wóor ne dëgg la waaye nekk ci li la leer na dëgg la moom loola da nga ko war a ngoy kon li ñu am dañ ko war a ngoy
li nit di jëggaane pour nekk nit lépp sëñ bi da koo dajale indil ñu ko li nit di soxlawoo lépp lu muy naan lu muy lekk lu muy sol lu muy wax lu muy déglu lu muy yëg lépp la sëñ bi dajale ca bu ci ne ànd ak jaamu yàlla moo tax bu ñu waxee culture quelqu'un disait que la culture c'est le début de et la fin donc loolu moom la sëñ bi dajale ngir la mu waxoon ne damaa dem ca màng siinu yàlla ya seet la fa gën ma indil ko taalibe yi lii nga sol walla lii ma sol rusuñu koo sol fenn ci àddina bi ca li ci gën a yéeme xam nga culture yi bari nañ waaye lii foo ko solee nit ki respect lay gën njëkk a aspiré ci yow nit ki lay teg bët moo tax melokaanu murit képp koo xamante ne yaa ngi koy yor war nga di bàyyi xel loolu kon xam naa dañ doon tijjee noonu ginnaaw bi nga tijjee tijji bu am solo bi ñu ngi lay sant nag bu baax di la gërëm di leen wax ne ku baax a ngi nii xam naa xam ngeen ko sax waaye dañ koy dolliwaat rek ku baax a ngi nii ku mat a ñaanal a ngi nii ñu ñaan ay kemam bari ndax fii ñu toog mu di daaree kaamil li ngeen ko gisee ni mu yànjee nii lu nekk fi ci médiathèque bi nekk ci niveau bu élevé bu kawe li ñuy high level bu kawe ca nag dafa mel ne ci tàmbali la xam naa ci bu ñuy tëj di nga ci dellusiwaat leeral maktab bi mébét yi nga ci am ba nga xamante ne ñi mënta déplacé wu te ñu war leen a importer wala l'enseignement de Khadim Rassoul fañ toog en seul clic ñu accéder fii xam li fi sëñ liñ fi denc ci mbirum sëñ bi yaakaar naa loolu mooy objectif bu barab bi danañ ci ñëw ci njeexital gi incha allah rabbi ngeen xam ne nii ngeen koy gisee barab bi ni mu yànjee comme ni ma ko waxee lépp ci taxawaayam la taxawaay bu rafet bu mu am boole ko pas-pas bu leer naa ñi sëñ bi di ko giide mu def ko noo xam ne ku fi dugg rek sa xol day sedd yàlla na la yàlla ak sëñ Tuubaa doole taxawu doole la jàppale ba li ngay liggéey ci éducation sa télé bi nga xamante ne mooy télé école macha allah yàlla na la ci yàlla ak sëñ Tuubaa doole jàppale ba mu gën a yaatu ci daraja yi bis bu tedd bii ñu nekk waaye it ci moment bii ñu nekk muy moment bu crucial ci màggal gi muy yor-yor bi ndax suñu roywaay bi nga xamante ne moo fi mujj ci waa kër Serigne Touba yi muy Cheikh Sali xëy na moo ñu joxoñoon joxoñ bi kon duñu mën a jàpp lu dul ne yor-yor bi ci la ñuy gën a dund màggal gi yeesalaat mbubb yi yeesalaat xéewal yi yeesalaat saafonte bi macha allah kon sëñ Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar. bu baax a dalalaat ni nga ko waxee ci les dimensions du grand magal de Touba. dëgg la édition 2020 mais je crois que ne y aura des éditions encore. incha allah rabbi ñu ànd ko ak yow nag. alhamdulilah amiin yaa rabbi ci jàppale gi nag ñu ngi la ciy gërëm bu baax. xam nañ ne ku ñàkk ko jot la nga lool waaye nga may nit ñi. mayoo ma ko man kese waaye addina bi yëpp ñu ngi ñuy seetaan fu mu toll nii. y a plus de 1000 personnes yu ñuy seetaan fu mu toll nii. te loolu yombul ci audience. ci jamono ji ñu toll dëgg la kon ñu ngi lay ziar. dëgg la ñuy ziar baax wax ñu débuté. culture. lan mooy culture ci doomu aadama avant ñuy dugg ci culture murit. waaw ñi ngi am mbégte nag bu baax a baax ci invitation bi. ni ma ko waxee ci njëlbeen gi fii ñu nekk tey muy médiathèque Cheikhul Khadim bi nekk bi Daaray Kamil nga xam ne sëñ Moustapha Diatara mooy directeur bi ñu ngi ko ci sant moom it ci yaatal bi. ñun dénk bi ñu ko dénk tamit ci wàllu taxawu wàllu développement management technologie bi tamit xam naa ne confiance boobu tamit ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di leen ndokkeel yéen Touba Vision liggéey bi ngeen di def ndax maanaam jiitu na màggal gi koor gi ba mu tàmbaleek safar geek lépp ni ngeen ko dundalee fii ci Daaray Kamil ci biir médiathèque bi ñu di leen ci sant li nga xam ne moom mooy culture nag dafa di loo xam ne maanaam bu fekkee dañ ko de façon générale maanaam jiitu na dogme waaw dogme moom mooy yi nga xam ne moom lañu sartal ba wax ne nii lees koy defee tey jii su ma la doon jox misaal dama naa l'islam jiitu na dogme ba tey xam nga approche dogmatique ci l'islam
julli ca la bokk ak woor ak natt ka asaka ak yi ni demee waaye loolu juddu wut ak lislaam waaye bu ñu nee inna diina indallahi islaam wa man yabtaxee xayra islaam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin su ko yàlla waxee bu yowmal xiyaamee képp koo xam ne revendiqué nga benn xeetu ngëmin diine bu dul lislaam deesu la ko nangul da nga bokk ci aji ñàkk ya mooy kan nga war a comprendre diine ca njëlbéen yonent yàlla aadama ba fii ñu toll lislaam la waaw léegi nag fam jaar ba yegg si ci ñu tuddee ko lislaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu processus la doguma la waaye loolu day dëggal ne li nga wax yenent yi jiitu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa ñu xamal ci alxuraan ne liñ doon wax lépp lislaam la woon amu ci lu ñu wax lu wuuteeg lislaam waaw waaye nag processus la yoon la waaw xam nga ni yàlla di tërale moom moo ko xam yàlla moo jël ay yonent kii mu ne la yow fii ngay tàmbale fii nga yem ndax li kulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum laa yastaaxiruna saahatan wala yastaqdimuna waaw nee na xeet mu nekk am na dig boo xam ne moom ngay def ci kaw suuf boo xam ne saa du ca dolliku saa du ca wàññiku mu jël xeet yooyu am ay yonent yu mu leen jagleel ak benn mission particulière loolu moo waral ngay jàpp ne yonent bii dafa yor diine yi boppam waaye ca période ba message ba ak mission ba ak peuple ba mu jëm loola la tollool yàlla tànn ko noonu yàlla nag daal di jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ne ko yow nag moom bokkoo ci fa iza jaa ajaluhum yow bokkoo ci loolu yow moom ilaa kaffatan linnaas yow ñëpp yow sa mission ci ñëpp la jëm wa imaamul mursalin xam nga loolu boo xoolee syntaxe bu doy waar la xaatimun nabiyin mooy en fait moom moo mujj ñëw la wax donc su fekkoon da nga doon def classification en terme de hiérarchie da nga naan moo nekk ci dernier bi mais pourtant dafa ne wa imaamul mursalin yow yaa mujj ñëw mais nee nag wa imaam mais aussi yaa njëkk ca tey buñ doon seet doguma la waaye ngir waxtaan wi xaw a mën a yegg si niveau bu kawe bi nga koy yéegal mu wàcc suuf ci ñi koy dégg ak sama classe gi tey ji buñ taxawaloon léeg-léeg mu am ñu taxawal di xaar sëriñ bi ñëw waaw te pourtant moo mujj ñëw waaye mooy jàll ca kanam jiite waaw gis nga loolu image bu rafet la noonu la demee léegi nag ñoom ba tey damaa bëgg indi culture ñu comprendre ko rek moo tax ma tàmbalee fii c'est important lay waaw ndax xam nga approche de conceptualisation bi day tax nit ñi gën ko dégg waaye loolu suñ liñ ci jubloo wax moo di tey jii bu ñu xoolee dëgg misaal mi moo di ñi nga xam ne dañ leen yebaloon ci ay yonent dañu am lu nu yoroon ci sas wu mag wi nga xam ne moo tudd islaam mooy sas wu mag wi nga xam ne moo tudd diine yàlla ji sas bu mag boo wee nag dafa am ki nga xam ne moom lañ ko jagleel kot muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ne ko nag moom yàlla sunu borom ne ko njëkk ngay ñëw nag kenn ku ne ci ñi nga xam ne ñoom lay tànn danaa leen jox benn waar ci sas woowu sas wu mag woowu danaa jox benn waar ngir ñu bay ko waajaleel la ko sas wu mag bi moom la yonent yi def moo tax kenn ku ci wuuteeg sa morom amut ñoo bokk benn liggéey continuité la rek waaw continuité la léegi nag ñooñu njëkk ñuy ñëw di wax ak nit ñi fekk nañ nit ñi am defin ak waxin ak nekkin waaw njëkk yonent di ñëw waaw di wax ak nit ñi fekk na nit ñi am nekkin ak waxin ak defin moo tax yàlla sunu borom ngir bëgg nag nekkin yi ak waxiin yi ak defin yi dëppoo ak moom ni mu bëgg mu yebal ñii ne leen dem leen ngeen wax ak ñoom di defanteeg ñoom di nekk ak ñoom ngir waxiin ya ak defin ya ak nekkin ya dëppoo ak na ma ko bëgg mooy waral mu yónni yonent yi bi mu yónnee yonent yi nag yonent bu ne daf laa jox ñett li ñuy wax a sidq ak ba ca topp di al amaanu al amaan ba ci topp di at tabliix mi ngi ci tasawudu sixaar ak tasawudu shubaan macha allah a sidq dafa préparer yonent bi ba mu nekk un véridique moo tax ñu ne ab yonent du wax lu dul dëgg mënu ko soo ko njortee itam li ne ci kaw nga gis waaye xamoo la ne ca biir baatin baa nga ca biir waaw ndax mbirum yàlla kenn xamu ko dëgg la kon a sidq parce que nit ña mu war a nekkandool faw ñooña mu mën ci ñoom dara ci comportement boobu nag
bindaguñ téere waaw kon comportement culture divine la bu yàlla Macha sàkk Allah. ba ca topp al amaan kóllute gi nit il faut nga nekk un digne de confiance ki nga naan defal nangam day da ngay yàlla dafa waajal ba ki nga naan defal nangam mu fexe ba kookee nga wóolu ko macha allah. waaw loolu bokk na ci culture divine mu teg ca nag ak tabliix mu ne ko bii nag moom yow laa ko defloo te mooy lii ma def ci yow ci ak dëgg ba nga dëggu te wér te lii ma def ci yow ci ak kóllute ba nga wér ba ñu wóolu la booleel yooyee nag fexe ba jox ko nit ñi ñu xamee ko noonu mooy tabliix jottali ko léegi la muy jottali lan la mooy message yu yàlla mooy risaala bi. waaw risaala bi message yu yàlla bi nag mooy lan yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi la wax innaa xalaqnaakum. waaw dama leen a bind ngeen wuute waaye nag mu ne waaye lii tax ma bind leen ngir lan ittaqu rabbukum rabbakum. ngir ngeen ragal yàlla léegi nag ragal yàlla boobu nag dafa jëm ci ay nit ñoo xam ne dañoo fekkoon ñu am defin ak i waxiin ak nekkin seen biir loolu ñu tuddee ko culture culture. culture boobu am leneen mooy lu ñu tuddee les us et coutumes ñett yooyu nag mooy liñ daan baaxoo def te ñu tuddee ko aada ak li nga xam ne ñoom ñoo ànd ba déggoo ci di ko def muy lu coutume yi yooyu yëpp soo ko boolee nag mu dugg ci culture culture. waaye culture boobu mooy lanu defal seen bopp te miin ko waaye culture boobee nag am na bi nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu bokk ko mooy culture divine bi kon nag nga xam ne su ma waxee yonent yi ñoom culture boobu mu doguma la dafa mel ne bu ñu ko doon tënk ci benn baat mooy li yenent bi wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq li utimma makaarimal axlaaq kon foofu lay waaw maanaam makaarimal axlaaq joojee mi ngi nekk ci rafetal nekkiin yi ak defiin yi ak waxiin yi macha allah. maanaam dafa fekk dara mu ne doole la bëgg ñu rafetal ko ñu rafetal moo tax yàlla sunu borom gis nga yàlla dafa xereñ dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom yonent bi mooy ki nga xam ne mooy ki gën a rafeti jikko moo ki gën a rafeti jikko te innaka la ala xulqal azim mooy ki gën a rafeti jikko ci jikko yooyee nag mooy defar culture ba mu rafet macha allah. léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ginnaaw mooy ki gën a rafeti jikko quand on parle de culture islamique mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. waxiinam definam nekkinam nekki na. kon moom doy na ci culture dëgg la. loolee nag moom la lislaam ñëw nag boole ko ak li ñu tuddee les dogmes muy dimbale nit ñi ba ñu mën a doxiinu culture bu rafet te lépp tënku ci luy tax ñu ne jaamu yàlla dogme bu ñu ko doon firi ci wolof lan lay war a mën a mooy bokk na ci xeetu shariha sariya lu nu yoonal duñ yoonal. xam nga bokk na ci it sunna lu nu yoonal loolu sëñ Saliou Mbacke moo ko leeral dëgg la waaw. mu ne wa sunnahu ya sunnahu ittaxasa tarixata macha allah. moo bokkut ak ñu ne sunnaal nañ nangam lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def ñu leen ko def waaye sunna bi nee na aw yoon la aw yoon la ittaxasa tarixata aw yoon la léegi nag yoonu nekkiin ak doxiin ak waxiin ci culture la bokk dëkk boo dem nag dañ koo am dëgg la. waaw léegi nag liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkutoon fekk dëkk ba mu raafal loolu waaye day fekk dëkk ba nañu daan waxe ak nañ daan nekki ne ak nañ daan doxee seen biir mu fexe ba rafetal lool rafetal tabbal ko ci biir lislaam looloo waral nag boo demee bitim réew nga dem Arabie Saoudite fekk leen ñu soli jàllaabe booba du caaga ne lislaam da koo imposé xëy na dafa bokk ci seeni colin ca booba dëgg la. kon loolu tàbbi na ci lu ñu tuddee nekkiin waaye ndax colin ba colin ba. soo ko nattee ak li lislaam wax ne moom lañ bëgg ñu sàmm ko ci doomu aadama ndax matale na ko su ko matale yonent saa sam ne baax na waaw ndax mën naa julli colin ba ñu ne waaw ñu ne kon baax na kon lañ fa fekkoon ci culture jaruta soppi nañ ko yoonal boobu baax na waaw sëriñ bu mag bi nag moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa fekk lislaam jamono joo xam ne culture yi dañ caa génne ngëm génne ci teggin
génn ci rafetalante sunu biir ak yéwénalante bàyyi ca rek loo xam ne dañ ko tuddee culture vulgaire mooy xeetu nekkiin ak defiin ak waxiin ak colin gu ñaaw waaw moom nag ci biir yeesal l'islam ndax Sëñ Tuubaa moom wax na ne sosul ab tarixa mo loolu mat na leer na donc c'est très important sosul créé wul wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu xam nga nag Sëñ Tuubaa ay waxam dafa kéemaane ça c'est un engagement waaw wa sunnatuhu yoonam wi la wax lu ma dégg nga Sëñ Saali wax ne wa sunnoo yasunnoo i tax sa tarixatan aw yoon la waaw moo tax gi nga Sëñ Tuubaa ne wa sunnatoo yoonam wi dëgg la insha rabbi ça nag attention loolu ngëm la mais c'est un engagement un défi qui a été solennellement pris mais dans la foi moo tax mu ne insha rabbi feek sot na yàlla ubayinu danaa ko béral leeral laat ko teg ko bu mu tegu ci yoon loolu moo dëppoog bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñoo jàkkee Daaru Xuddoos ak waa ahlu badrin ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ni ko Sëñ Abdou Lahad Mbàkke waxee tee ngaa bàyyi ma def la ngay xutbu zamaan donte manqué la nga ñeenti weer mu sant ko gërëm ko ne ko waaye li may wut raw na loolu sam xel jël na loolu mu wax ko ne dafa metti dana ànd ak fitna dana ànd ak nattu mu ne bu ko roogi attane sama jom dékku na ko donc insha rabbi la foofu bu ko roogi attane insha rabbi la waaw loolu sama jom dékku na ko ba tey ubayinu la allahu akbar waaw bu ko roog wa sunnatoo insha rabbi bu ko roogi attane ubayinu est-ce que du buñ doon seet Sëñ Tuubaa lu mu ëpple du jom luñ sëñ bi li mu def loolu la ndax xoolal moom dafa bàyyi yàlla lam moom insha rabbi dafa bàyyi yàlla lam moom Sëñ Abdou Lahad Mbàkke fii da ko ne bu ko roogi attane dafa bàyyi yàlla lam moom sama jom dékku na ko ubayinu ba tey foofu la rek macha Allah ci biir loolu xanaa kon moom mooy muridullah gi tariixa gi nga doon wax ci waaw moom mooy ba léegi rek waaw maanaam i tax sa tariixa aw yoon la sëñ bi sosut moom sosut de léegi nag foofu it lu mat a jàpp a ngi noonu moo di dafa fekk kon yoon woowee nekkiin yi ak defiin yi ak waxiin yi ak colin gi soppiku mu ne danaa ko yeesal mooy lan danaa rafetalaat nekkin yi waaw danaa rafetalaat defin yi danaa rafetalaat colin gi ba mu dëppoog wa sunnatuhu sunnaam nga yoon wi macha Allah loolu kon moom la indi mu yoonu murit ndax Sëñ Abdou Lahad dafa wax ne dafa fekk yoon wu yonent bi ak saxaaba yi àndoon mu xaw a fargay nee na mu gajj bi bay ñax mi woote wax ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi mu teg ci ne yoon woowu mooy yoonu jaayante mooy lan jaayante mooy jëfe ndigal bàyyi tere jëfe ndigal ñu teg la ci yoon léegi nag wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu ba tey maam Cheikh Ibra Fall firi ko nag ci de façon concrète et tangible mu wax ne na nit ña daan jàppe yàlla ak daan jàppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuuteeg nan ko war a jàppe ñëw leen ci sëñ bi jox ko seen bopp mu teg leen ca yoon wa nañ ko war a jàppe kon mooy soppi doxiin yi ak waxiin yi ak defin yi ak colin yi culture bi nga xam ne culture vulgaire la woon mu delloo si ko ci culture islam ca loolu it du lu yees ndax lu fi yonent bi indi woon mooy li ma la wax mooy jaayante ak moom la mu yees laat rek waaye xam nga sëñ bi nag moom da koo def ci jamonoy tartar waaye njëkk mu koy def ci jamonoy tartar da ko doon def ci jamonoy dal ba nit ñi jàppoon ne li ko yàlla may lépp moo tax jamonoy tartar ñëw mu def lu ko raw moo tax Sëñ Tuubaa dafa wax ne nee na jaayante naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil barri maanaam ci jéeri ji taxta shajara ci suufu garab yi maanaam mën nga ko jàppe Touba wala yu ni demee wala Mbàkke Kajoor wala yu ni demee wal barru tayyibun suuf su teey wa hawli barara nee na ay gaa yu baax rek di ma wër macha Allah nee na waaye jaayante waat naa ak moom fil bahri ca géej ga waaw foofu de moom wal bahru musbidun nee na duus yi di yëngu
wa hawli fajara ñu bon rek wër ma. allahu akbar. waaw donc kon kooku moom triché wul mënu ko sax. ni ñu defee yonent yi ba ñu am dëggu. moom yàlla da ko bindee noonu waaye nag moom dafa bàyyi yàlla ak mbindum boppam moom mu jël jomam nag. doxi ko moo tax mu ne. fii. wal barru tayyibun. mooy dans la quiétude. mooy dans la paix. mooy sans contrainte. wa hawli barara. gaa yu baax yi wër ma. ñii di jàng alquran ñi bu di leen jàngal lu baax mu ne mu dem defati ci ca géej ga. dafa mel ne foofu dama am ku ma dégg barki dem ci waxtaan may wax murid yi maa ngi la ko wax sax boobu ñu ngi toog maanaam xam naa boobu gisoo image yi waaye maa ngi dégg waa ji muy wax. ci sëñ Touba la doon wax mu ne sëñ Touba. li ñuy wax temps ak espace amu ko. dëgg la léeg-léeg mu jëfandikoo benn verbe boo xamante ne. verbe futur la. waaw ca fekk ne. ci instant boobu lay am. waaw non verbe passé. waaw. maanaam mu ne nangam ji. ba muy am. waaw ñu toog ba mu yàgg muy doog a am. waaw. kon ça veut dire que ne. waaw parce que Dieu n'est ni dans le temps ni dans l'espace. Ouais. Dieu est l'infini. Il est l'inconnu dans l'infini, l'inconnu pour nous, le connu pour lui, l'infini pour tout le monde, et le seul et unique pour lui-même. mooy yàlla mooy Sëñ Tuubaa dafa wax ne. yàlla suñu borom laa bidaaya lahu laa nihaaya lahu amatuk tàmbali amatuk yemuwaay. kon moom mi nga xam ne moom dafa jeex ci moom yàlla ndax moom Sëñ Tuubaa dafa wax ne. sunu borom ci boppam. xawdiya fi daarani ma achaaw bi kaw ni yaxluqu ma achaaw wax ne chitu lazi cha al ilahu wal ilah yachaau ma chitu bila durrin wala donc sëñ bi moom nee na moom amut cooba rek boppam lu sopp yàlla sopp na ko mais moom bala koo dara sopp moom sëriñ bi nee na bala koo dara sopp dafa fekk loolu neex na yàlla ba xam nga kon mooy nga xam ne lu mu wax xóot na lu mu wax moom sëriñ bi ak lu mu bind lu yàlla bëgg la waaw loolu nag la xam ba tax moom mu ñëw ci changement comportemental donc les dimensions culturelles du Grand Magal de Touba da nga koy tàmbalee ca ba sëriñ bay liggéey waaw ñëwut ci bis bi déedéet daf fi feeñoo ñu di ko fi jëmmalee ci toogin wu rafet ci nekkin wu rafet ci jàng alxuraan di sol lu yiiw waaw di dimbalante te yàlla tax di jàppalante ku xamal sa morom lu baax nga di ko wax di ko waxal ku xamal sa morom safaan nga nëbbal ko loolu dañ ko koy jëmmalee ci bis bi mais c'est une culture islamique bi nga xam ne sëriñ bi bokkoon na ci liggéeyam mu yeesal ko wa sunnatuhu ba tey insha rabbi bayi foofu noonu jërëjëf sëñ Assane ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëmaat ci leeral gi ak fasaa macha allah yàlla na gën a yokk bu baax a baax ni ma ko waxee rek say kem ñu gën a yokk incha allah damay dégg soxna Fatou Sow Sarr bi ma ko dalalee ci les dimensions du Grand Magal ci côté sociologie muy wax ne pour moom sëñ bi da doon def buñ ko seetee dafa mel ne civilisation la doon créer donc foofu sew boobu noonu civilisation et culture loolu noonu naka sew boobu nga leeral ko et puis moom bi mu koy def nekkul di xeex dafa mel comme ne ko ku baax waxe woon foo toll di soññee sa jëmmu di soññee ko gën waaw mais xam nga loolu mooy lu ñu tuddee l'éducation par l'exemple waaw c'est important xam nga sëñ bi civilisation boobu effectivement moom indiwul culture parce que nee naa la culture est en général assujettie à la règle de l'appartenance de l'espace et du temps. D'accord. day am barab ak seeni façon mu jéggeeti fi ñu ko bëgg a tënk. waaw kon sëñ bi weesu na foofu. ndeysaan alors que civilisation. mooy dafa ñëw delloo si mais nag créewul civilisation. dafa yeesalaat ba tey dafa yeesal une civilisation. et civilisation boobu mooy bi yàlla bëgg. donc la preuve par l'exemple mooy doxinam moom sëriñ bi ni muy doxee mooy soo ñëwee fekk foo xam ne bu amee ay gan ñu daal di jël ki am daraja teral ko
waaw jël ki amut daraja ñàkk koo teral ca booba jamono bu sëriñ bi ñëwee moom ki am daraja ñëw ak ki ñàkk am daraja ci gisin ñëw mu boole leen yemale ci benn barab waaye kay ma ngay seet nag anaka ca gën a wéetal yàlla xam nga wéetal yàlla amul daraja moom déedéet mu ni mel ngëm ngëm moom mbirum daraja newu ci est-ce que waaw ah ngëm moom dañ la ko sant rek nga war ko def macha allah ngóora it amu ca mook jaamu yàlla yam lu yàlla di baaxee amul ngóora amul ngóora c'est-à-dire amul benn mérite lu la war la loola war kon daraja amu fa kon day seet nit ñi la leen war mu leen yëkkati ca loola xamal leen nag ñoo bokk yem nag ndax yéen a bokk fi ngeen jógee waaye nag xàmme na cër waaw kenn ku ne cër bala yàlla jox mu delloo la ko loolu la sëñ Abdoulaye wax bu cër yëpp yemoon am ñu gedd seen fexe itam ba nit ñi lañ leen wonoon ci lu doon nuru ne moom lañ jàpp ne mooy lu baax ci approche culturelle mu soppi loolu delloo si leen ci lañ war a jàpp moo di ne soo dee julli ngay fexe bay sellal sa biir ba soo noppee ci julli gi romb sa moroom doomi aadama gis ca moom safaan culture bi nga xam ne culture populaire la muy na nga ko weeje moom mu indi la culture divine mooy na nga ko suturaal te di ko ñaanal fal yaqallib qalbuhu ya rabbi ya rabbi ya donc culture boobu les dimensions culturelles du Magal c'est très profond c'est dans la pratique de tous les jours nee naa la Magal gi da koy jëmmal moom la rek waaye sunu girug dund la macha allah waaw sunu girug dund la donc culture boobu nag léegi dootul nekkati culture parcellaire dootul nekkati it culture partisane boo xam ne bu waa Sénégal la wala bu waa nangam waaye nag Sénégal nag dañ cee am cër bañ ca am mooy dañoo fekkoon ca culture ba ñu jàppe l'islam lu jóge arab rax ko ci maanaam jaawale l'islam gi akuk naar culture bi nag fañ la waroon a solloo loo xam ne dañuy bëgg jàpp ne fekk soloo ko doo doonub jullit ñu solloo la tukkib njaareem mbaa ab baylaat takk loola max du sol loola laafa nga doonub jullit ba tey waaw waaye doonub murit boo xam ne bu ñu la xoolee ne kii Sénégal la jóge est-ce que du waaye kon jóge googu mu jógee Sénégal taxut ñu ne dafa indi l'islam ju bees waaye l'islam gi rek la moom la waaye nag royut naar loolu nag approche boobu loolu kooku approche identitaire la doon naa bëgg a ñëw foofu ci kanam tuuti waaw léegi culture boobu nga xamante ne moom la ñu mën a wax ne sëñ bi wala civilisation islamique boo xamante ne da koo yeesalaat bu mu ko indee maanaam ñun comme ni ma ko waxee woon ci ubbite gi am nañ ko waaye xëy na yëguñu ne am nañ ko waaw ndax il faut aussi nit ñi comprendre ne yàlla suñu borom fu mu sàkk ak ni mu sàkk rek defal na leen waaye sëriñ bi it ba mu fi ñëw fekk na nit ñi di jàngal alxuraan fekk na nit ñi di ko jàngale loola it lu mat a bàyyi xel la nit ñi itam bu ñu jàpp ne sëñ bi dafa ñëw rek fekku fi lislaam wala li mu fekk dara baaxul déedéet sëñ bi kay sant na sax ñu ko daan taaxuraane dafa fekk ne sëñ bi kay dafa am jagleel boroomam bu boppam boo xam ne moom kenn dafa tollut waaye nag nit ñu baax la fekk nag macha allah waaw ñoo xam ne ñoom it ñu nga doon def lan war a def lépp ci lislaam ñu baax moom mu ñëw gën waaw waaye moom yàlla moo ko jagleel xam nga loolu yoonu kenn nekku ci yàlla moo ko jagleel li tax mu doon xaadimu rasul macha allah loolu mu doon xaadimu rasul nag dafa dem ba nekk benn statut ci moom mu am devoiru moom sëñ mu am devoiru defar nit ñi kon processus bi nga waxoon mooy dellusiwaat fii kon waaw processus la man kon murid yi du sëñ bi dajale na lépp teg ko seen loxo waaw waaye ba léegi xamaguñ ne loolu mu dajale teg ko seen loxo am nañ àddina ak li ci wér jaratul ñuy jëggaani dara waaw dégg nga sëñ Muntaxa li mu wax waaw nee na sëñ Tuubaa doy na lépp te fàggul nañu lépp lu mat a bàyyi xel la ngi noonu kon nag léegi ñun li nu war kon mooy lan li nu war mooy ñu dellu si ci cislaay li te li sëriñ bi daggoon mooy li ñu tuddee buumu njaam yi les chaînes de l'esclavage esclavage bi nag waxuma esclavage corporel mais esclavage psychologique et mental psychomental et culturel yooyu mu daggoon ba mu dañ nañ dellu si ci loolu dellu si ci mooy
ab murit li mu war a njëkk a xam ab murit da du adversaire u kenn. waaw. ab murit du ennemi wu kenn. ab murit du noonu kenn. talu ko sax ba di ko doon. ndax dëgg-dëgg dégg nga sëñ Tuubaa li mu wax ci Nahju Qadaa'il Haaj dafa wax ne fa iza ishtaghala an-naasu loolu du ci Nahju fa iza ishtaghala an-naasu bil uyubi fashtaghil anta bi uyubi nafsika ci ikam la su nit ñi di yittewoo lijjanti ayib bi jàmbur say ayib bopp na la doy. ku ko def doo gis bay ay jàmbur de. dégg nga ko. waaw mu teg cee ci Nahju nag ne wa iza shi'ta an tahya wa diinuka saalimun wa xadduka mawfurun wa irduka sayyinun lisaanuka laa taskur bihi awrata imri'in fa indaka awratun walinnaasu alsuni soo bëggee mucc allahu akbar dund gu sell sa der ñoŋ saw làmmeñ bu ca tudd ayib bi jàmbur ndax nit ñi am nañ làmmeñ te am ngay ayib kon murit bi talut loolu en principe le vrai murit vraiment taluta lijjanti kenn mu mel. léegi foofu dama lay kii rek relancer tagal sa baaraam fi nga toll. mais man ci melokaan dama ko mës a wax benn xale bu ma doon jox ay conseil daal. ci li misaal murit bi ak kirul murit boo leen bëggee teqale man pour man kii dafa mel ne citoyen simple la kii di militaire. waaw en fait loolu oui c'est imagé. moo di que ñun ñëpp ay jullit lañu. waaw ñun ñëpp ay jullit lañu xam nga citoyen policier bi wala homme de loi bi waaw ñun ñëpp ñoo bokk. loolu ñu yàlla boole. waaw ci ndigal. mais est-ce que yow li nga war a def. en tant que citoyen simple. est-ce que policier bi wala gendarme bi wala homme de loi militaire bi. est-ce que moom. sañ na ko waaw moom laa lay wax ne la. dans ce cas nag léegi murit bi ci boppam. nekkatul mbirum. maanaam sëñ bi dafa wax ne yoon waa ngi nii. muridu laa yoon waa ngi nii. ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi nii. yoon wi jëm ci yàlla. mais effectivement yoon woowu nag boo ko sóoboo nag. waaw mooy da nga jël un engagement boo xamante ne autre que l'engagement basique. d'accord loolu moom d'accord nañ ci mooy boo sóoboo yoonu sàkku ngërëmal yàlla nag. mënatoo yem rek. ak ki nga xam ne day vivre justement de façon généraliste. c'est ça loolu waaye yoon woowu nag moom laa la wax ne c'est pas dogmatique. du caagan dañ naan pour ñii rek la. pour ñii la wala pour ñii ñëpp la ku bëgg dem ca yàlla. ba tey foofu. mooy li may dellu si rek maanaam man. yaa ngi ci yoon wi waaw essence boobu moom ci ñoom ñu comprendre ne ñëpp la. dëgg la ku bëgg ngërëmal yàlla. donc murit bi mooy kan. c'est le musulman. qui se veut authentique. dans la démarche comportementale, par le verbe, par le dire, par le savoir, par l'être, par le statut, par la figure, par l'image, par la cohabitation, par le vivre ensemble, par le partage, par le bonheur de donner de l'amour à l'autre. Masha'Allah. mooy bàyyi sa bopp. Est-ce que loolu du plus que insaanu kaamil? xaw ma ndax doon na ko waaye xam naa ne daal. moom yombul waaw dégg nga say mbay jaxat nee na murit dëgg yombul. la yom mbay nga wax ne ab murit laa te doo benn murit. en fait loolu tam soññe la. li ñu jubloo wax rek moo di. ñu xam ne munoo wax ne da nga bëgg a nekkub taalibe nga jàpp ne yomb na parce que d'abord li gën a jafe. moom lañ la tàmbalee loo. mooy jihaadu nafs. ñun ñëpp. bis bu ne. sunu bakkan sunu bànneex di ñu puus. ci safaan. sëriñ bi na la muñal góorgóorlu bul nangu lu metti matuñu ñun kenn ci ñun matut waaye nag góorgóorlu boobu ñu nekkee bis bu nekk ci di seet suñu di góorgóorlu ngir baax. dëgg la ginnaaw si Muntaxa nee na baax sonn bon sonn nañ jéem a baax kon góorgóorlu boobu ñu nekkee mooy ak taalube. dëgg la waaw loolu nag ginnaaw góorgóorlu mooy kon amul fu mu yem ab taalube mooy du jeex. ab taalibe du jeex. moo tax tey jii soo gisee su ma waxee rek waxaat maam Cheikh Ibra Fall. waaw moo dina moom. modèle bi dafa daal di indi li nga xam ne dañ koo codifié. ci ni mu war a demee moom mu jëmmal ko ci ni mu war a doxee. donc maanaam mën nañ ne moom mooy sensu application bi léeg-léeg ay. mooy ab murit moom mooy ab murit. ok moom kay mooy ab murit rek. ab murit
les théories ay théories la maanaam tey jii ay théories yu bari yu ñu daan dajale tey jii di wax nii xam nga mu xam ñëw nga jëfe xam nga xam nga jëf jël ñàkk jariñu joxe yokku yooyu ñu wax ci ak murit c'est très profond. dégg ndigal ak genre joxe yokku ci- xam nga dans la dimension purement scientifique si on parle de statistiques et cetera joxe yokku ne s'applique pas ah. parce que boo jëlee kees bu fees kon lu ngay rationnel génne lu rationnel ngay dégager ngay foofu génne doon. di joxe en principe kees bi mi ngi vidéo mu ngi vidéo Cheikh Ibra ne joxe yokku joxe yokk xam nga loolu mooy lan loolu mooy ki yor magasin bi du kees gi yàlla la yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah waaw fi sabilillah kamasala habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbula mi'atu abba nee na boo defee benn mu ful ko fukk kon kay joxe yokku joxe yokk mais en plus sunu borom ñëwaat la in shakartum la azidannakum waaw, ku waaw. sant ñu dolli Ci- mais ku sant mooy ku joxe leer ñu na- dolli mooy yokku loo leer na leeral nga tey lu lu la in shakartum la azidannakum joxe yokku joxe boobu nag ndax alal la joxe ci sa xel macha allah joxe ci sa xam-xam joxe ci sa yéene ci joxe ci sa xol joxe ci laabire macha allah joxe ci sa ñaq jërëjëf joxe ci sa rafet xel boo ko defee la day azidannakum yokk rek ñu dolli la day yokk mooy rek. joxe yokku nga boole ci li ñuy def tey waaw kon nag cant ak màggal gi moo tax gis nga Sëñ Tuubaa ku ñaw la ci waaw bi mu wootee màggal gi dafa ñëw ne sant leel ma yàlla waaw mais kon dañuy yokk sëñ bi allahu par force maanaam dañuy yokk par force lu bokkut sax ak maanaam diggante sëñ bi cëram ak yàlla lu bokkut ak loolu bokkut ak loolu. ñun suñ diggante rek ak Dañuy yokk. maanaam joxe yokk rek ak cant gi dañuy yokk loolu moom leer na loolu moo tax sëñ bi nag mais sëñ bi il est magnifique sëñ waaw, Touba macha allah. maanaam pour dimbali ñu Ci- pour dimbali ñu ñëw leen sant leen ma yàlla mooy ñëw leen yokku waaw ñëw leen dafa yokku mel ne lu sa sang bu baax ba waxoon waaw bis bi luñ ko yan attan na ko luñ koy ci dama attan leen a yéene wallaay ndeysaan joxe yokku maanaam sëñ bi màggal gi xam nga mooy lan mooy ñëw leen yokku ñëw leen yokk ñëw leen yokku te sëñ bi nag sëñ Touba stratégie la parce que xam na ne bokk na ci liggéeyam dëgg fexe ñëpp jariñu ci yàlla moom sëñ bu mag bi yéene jooju mu am yéene ji mu am ci ñëpp jariñu ci yàlla moo tax mu woote ko cant moo te ko cant pour ñëpp yokk mais ñëpp yokk boobu nag sëñ bi bu ci génnee ku ki gëmut de ñëpp ci biir ñëw leen yokku lu mu waxoon ku li ma ñëw la waxoon, teew te bokk ci zimaamul wara waaw zimaamu war a xasri waxul la dallaay fii yadi wa waaw. maarumtuhoo Aha. min maalikin xaada bi naan yàlla sunu borom moo ma dénk nosuk mindeefi wa maarumtuhoo min maalikin xaada bi naan te lépp loo xam ne yaatu. sàkku naa ko ci moom mu ñoddil ma ko teg ko ci sama loxo tabarkalla te bokk na ci lam sàkku ñëw leen yokku Ñëw mooy leen màggal yokku, gi macha kon nag Allah. sëñ bi jërëjëf ci waxtaan wi ñu Tabarkalla. sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon teewlu yëpp tabarkalla am nañ mbégte macha ànd allah koog yéen te fas ñaan yàlla sunu borom mu defal ñu ci tawféex amiin ñu ànd gudd fan ak wér jërëjëf ñaan Cheikh Mouhamadou Al Muntaqa Mbacke mu yàgg yàgg fi fi lool lool, te mu ànd ak yàgg- wér mu yàgg fi yéen ñi lool. liggéey bi ngeen di def ak Ndeysaan. ñi ñuy suivre ñëpp ngeen kenn ku ne di vivre dans le bonheur absolu dans la alhamdulillah. paix et la Ndeysaan. piété dans l'assistance providentielle loolu daal ñaanal nañ ko ñëpp yàlla Amiin. nañ ko yàlla defal bi amiin barakati Cheikh Salim amiin yaa Mbacke rabbal alamin jërë comme ni ngeen ma ko jëf waxee woon ci tijji gi rek xam naa balaa ñuy terminer nga ñëw tuuti rek ci par rapport ak médiathèque bi objectif bi ak par rapport ak à l'international li nga ci jublu waaw Inch'Allah. loolu médiathèque bi moom pour expliquer en fait du nouveauté du nouveauté ndax salle de lecture amoon na fi Amoon na mais li ci nekk c'est la nouveauté technologique et stratégique macha allah waaw mi ngi mel ni li ma waxoon keroog yoon wi kenn waxut ñu soppi mu ñu moderniser yoon wi waaw l'islam moom l'islam bu yàlla la moo sut mouridisme mouridiya boobu yàlla la moderniser wuñu ci dara lam doonoon moom la doon ba tey waaye jumtukaay yañ cay liggéeyee mënees na ko moderniser waaw loolu nag lu mat a bàyyi xel la donc dañoo moderniser lépp loo xam ne luy tax kii ñëw fii ci daaray kaamil benn tey chercheur mu mën a gëstu ki nga xamante ne day ñëw di élève mu mën a gëstu ki nga xam ne day ñëw bëgg a def conférence mu mën a am fu mu koy defee te mu dëppoog li nga xam ne mooy xarala yu bees yi ba xam-xam fu mu ko soxlaa mu mën koo am loolu nag du yem rek ci li nga xamante ne moom mooy ñi nga xam ne dañoo nekk Touba wala Sénégal mais xam-xam su fekkee ca booba jamono dañ naan sàkku ko ba Chine bu technologie bi permettre nit nekk Chine war ko mën a sàkku yow war ngaa mën a defar loo xam ne bu nekkee Chine mbaa mu nekk Italie
mbaa mu nekk États-Unis fam nekk dana jote ca xam-xam ba à travers les technologies nouvelles donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ fi def fi ay borne multimédia yoo xam ne boo ci duggee plateforme dana la permettre nga def ay recherche sur le mouridisme et l'islam def fi des dispositifs de recherche informatisés def fi des liaisons avec la liaison fibre optique avec la collaboration de Sonatel Orange bu permettre ñu ba fu nit mën a nekk ci monde bi war a mën a am accès à la bonne information parce que information ca lañ xeexe woon sëñ bi ndax dañoo waxoon ne day waajal jihaad ngir yàq information bu ñu soppi la waaw moom mu ne leen inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa man sama jihaad xam-xam la ak ragal yàlla donc même information boobu suñ ñëwee kay buñ ko ci dee liggéeyal dañoo war a fexe ba la bonne information disponible ba nit fu mu mën a nekk mën caa jote loolu mooy liggéey bi sëñ Khadim jërë ngeen jëf ñi ngi sant ba jërëjëfati dañuy waxaat jërëjëfati ak ñaanal ndax ñun dañ laa sopp naw la loolu nag boo ko amee ci nit da nga koo war a ñaanal waaw di la ñaanal ci daraje bis bu tedd bi ak waxtu wi ñu nekk yàlla doole la taxaw ba say yéene nga mottali ko mu yii fii ak yefee ndax fële tibbe fee di sotti fii la waaw tibbe fee di sotti fii la ñu loolu lañ ko jàppee kon ne fële di yëngu bu baax macha allah. kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ak toppatoo gi comme ni ma koy faral di waxee yéen ñi ñuy suivre à travers le monde yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ndax kuy def lu mel nii it ku koy jariñoo lay bëgg production yi liñ ci daj lépp pour que mu am jeexital mu yegg fa mu jëm lañ ci jublu di leen fàttali ne les dimensions du Grand Magal de Touba comme ni ngeen gisee depuis le début mu commencé ñu dalal ci ay borom xam-xam yu bari yoo xamante ne wax dëgg yàlla kenn du ne nattable ne ñii ca lañ doon wax jàmbaar lañ ca dina continuer incha allah rabbi des na docteur Cheikh Gueye bu ENDA mu war a ñëw ci dimension je ne me rappelle plus parce que programme bi mi ngi fële mais de toute façon mi ngi ñëw ci kanam incha allahu rabbi ak yeneen yi nga xamante ne jotoon na fi jaar nit ñi teewlu ko ñu ngi leen di fàttali ne yu am njëriñ la yu mat a xam la incha allah rabbi kon xam naa dañuy wàccee foofu kàddu yi ca di leen jox di ci dege lépp li nga xamante ne mi ngi xew ci màggal gi bu leen randale seen i poste incha allah bu ngeen resté foofu rek li xew ci jumaa ji li xew biir daaray kaamil fii li xew fële ca suñu mbokku ñoom sëñ Assane di ko taxawal fii di exposition ba waa ñoom sëñ Ablaye Diop kuréel war fa jàng ci guddi gi loolu yëpp incha allah rabbi danañ def suñu kéemtalaay kattan ba fu ngeen mën a nekk mu fekk leen fa ca dañuy bàyyi xel ñi nga xamante ne mënuñoo yegg si fii toujours li ñuy def dañ leen ciy sóoraale saa su nekk kon da ngeen bàyyi xel lu ngeen sori fu ngeen mën a nekk ci àddina bi lu mu sori xam leen ne dañoo bëgg a nekk seen i tànk nekk seen i bët ba li ngeen bëggoon a gis ca mënoo leen a ñëw ngeen gis ko li ngeen bëggoon a dégg ca mënoo leen ko dégg fii ñu dégtal leen ko ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di ñaanal sëñ Muntaxa mu gën fee yàgg borom mbég mi comme ni ñu koy waxee ndax moom wax dëgg yàlla rafetal na lépp kon ñu màggal ci jàmm di wàcce foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul si wàccaayu màggal Touba bii seen télévision Touba Vision indi leen programme bu am solo lépp nag sosu si dimension du màggal Touba ànd sekk ay kàngam si mboolem fan Touba Vision di gëstu màggal gi lépp lu mu làmbool si bépp anam les dimensions du grand màggal de Touba édition 2020 bokk na si dimension économique invité bi di docteur Khadim Bamba Diagne dimension sociale kan moo koy traité di professeur Fatou Sow Sarr sociologue dimension démographique invité bi di docteur Cheikh Gueye dimension médiatique ñu fas yéene si ànd ak Moustapha Diop journaliste à Wolof directeur de l'information dimension culturelle ñu di si ànd ak professeur Assane Bou dimension religieuse invité bu di oustaz Alioune Sall bu dee dimension linguistique Platon 1 invité ya di inspecteur de l'éducation et à la formation à la retraite Mamadou Lo professeur Makhtar Fall El Hadj Seck chanteur de Xasaïd et Wolofal Ousseynou Gueye chanteur de Xasaïd et Wolofal ba tey bu dee dimension linguistique ñeel Magal Touba Plateau 2 invité conférencier